Sénégal la bokk. Abonnez-vous sur votre chaîne Sénégal la bokk et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. Sénégal la bokk. dikkati naa li yor Sénégal day buñ ko bàyyee mu raam su wata too dina dem ca ñaay ba te bu fa yàggee dina ma tub tool turbine yéene kaay ne ma géej gi moom daanaka jaay nañ ko Mamadou Lamine Diallo mi ngi xam le ci yéene kaay bi ne ñaari milliards la président Macky Sall di am at bu yàlla sàkk ci fanweer ak juróom-ñetti bato yoo xam ne ña nga bàyyee koo Union européenne mu autorisé leen nag ñu ñëw ci sunu waax yii di fi napp 2013 ak tey yaa ngi dégg fii ci Sénégal ba tey Walf Quotidien xamal ma ne njëg yaa ngi yokku ndax suñu digganteeg Mali tëj gi ñu ne ràpp seeni frontière yokkuteeg njëg yi tàmbali na xaat li tam mooy yéene kaay ne ko déet tëj gi ñu tëj suñu frontière yeeg Mali ñun ñoo ko yëg ñun Sénégal ndax nag suñu koom mi ngi ko tàmbalee yëg te yàggul te buñ bàyyee mu wéy nii ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeenti milliards daañu ko ñàkk atu yàlla sàkk ndax rek dañoo topp CEDEAO tëj suñuy frontière ak Mali te lim gii ma lim ci koppar transaction informelle yi bokku ci maanaam li ñuy joxante diggante malien ak sénégalais te jaarul ci douane ak yeneen l'enquête quotidien ne ma guerre froide moo am diggante Mali ak yeneen dëkk ci Europe Sénégal nag mel ni ko àndut ak xelam mook CEDEAO dugg ci xeex boo xam ne daanaka du seen yos l'enquête ne ma tëj gi nga xam ne tëj nañ ko suñu frontière suñu digg ak Mali France Union européenne ak États-Unis tàccu nañu ànd ci Russie ak Chine moom ànduñu ca dañoo sax faf daal di bloqué résolution bu Union européenne Dakar Times xamal ma ne Moscou koy dafa daal di padd mu jàll géej la Paris ak CEDEAO bëggaloon Mali yéeni kaay bi ne ma la noon ya bëggaloon Mali loolee la leen Moscou bañal l'enquête ne ma colonel Assimi Goïta ma ngay xamle ni aljuma ji woon na malien yëpp ab rassemblement ngir nag mu wax ak ñoom le quotidien ne ma boobu day campagne électorale bi ñu ngi ci soobu ci violence diggante coalition Yewwi Askan Wi la ak Benno Bokk Yaakaar juróom ciy blessé bokk na ci ñaar yu métti am na ci diiwaanu Mbuur Abdoulaye Diouf Sarr xamle ni coow li mooy nañu xaatim charte non violence laataa ñuy tàbbi ci violence woo xam ne duñu xam nuñu koy saafara turbine yéene kaay ne ma diggante Ndakaaru Mbuur Ziguinchor ak diiwaanu Kaolack violence baa ngi fi mel ni ba mar day taali te kenn waralu ko lu dul ñi ñu tuddee nervi yi ay nervi yoo xam ni mer nañu te it dañuy naqaralaate gaa yi di mer ci ñoom suñu yeewoo yéene kaayub dee média bi ne ma ña ngay sànni ay xeer di dóori kurpañ su ngoonee nag ñu gontoo ay paaka gi jaasi turbine ne ma loo ci mënti dégg violence gi moo lëmbee jamono ji langu politique gi l'exclusive yéene kaay ne ma moo ne day waa CUDIS ak jàmmi réew mi day ëllëg daañu dajeeti ngir xaatim charte non violence bi vox populi xamal ma ne campagne baa nga ca digg ndëndëm Doudou Wade moom di xamle programme am ngir Ndakaar gi gën ëllëg turbine yéene kaay ne ma Soham Wardini daal dina faax Dakar Plateau ca Alioune Ndoye 24 heures yéene kaay ne ma Mary Teuw Niane ma ngay xam le ne lu yàqu ci réew mi xaalis a ko yàq l'exclusive yéene kaay ne ma dëgg réew mi nag mi ngi saf campagne électorale waxtu wi turbine yéene kaay ne ma campagne bi lu mu xumb bu leen fàtte ni day violence bi ma ngi koy bëgg yàq l'évidence yéene kaay ne ma Pape Diop day demoon na seeti xalif général des Layènes ca yoo fekk fa porte parole ba daal di naqarlu bu baax a baax moom Pape Diop bokk gis-gis violence gi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci biir réew mi woo gaa yi nga xam ne ñi ngi yëngu ci langu politique gi ci jàmm ci dal waaye itam ci civisme yéene kaay bi ne ma dalal nan ko ci jàmm laay dalal ko ci Cambérène Mouhamadou Lamine Laye porte-parole des Layènes moo ko dalal ñaanal ko moom Pape Diop source aané yi li ñuy campagne dëgg dafa mel ni dañ cee fàtte nag ñi nga xam ne amuñuy kër ci mbedd bi la ñuy fanaan te moo ne day ñuy yóotu mairie bu Ndakaaru seenu programme bi yëpp amul kenn koo xam ne boole na ci SDF yi ñoom ñiy fanaan ci mbedd wax seen naqar ci source a l'évidence yéene kaay ne ma booba dañoo fekkiwul Cheikh Bakhoum moom mi nga xam ne ci diwaanu Grand Yoff ma ngi fay jàppale ñu seen xel matul ab salle intelligente le directeur général bu ADIE daal di taxawal foofee salle boo xam ne xale yi am woppu xel ñoo fay dem di fa tàggatu ngir gën a mën a màccal seenub xel l'évidence yéene kaay ne ma salle baa nga ca centre Aminata Mbaye bu Grand Yoff réew mi quotidien ne ma boobu day góor jigéen yaa ngi doxal seeni agenda ci réew mi te buñ ci jógul Mamadou Lamine Diallo ci yéene kaay bi ne daganal ak ngóor jigéen ci réew mi fa la ñuy mujjee tribune yéene kaay ne ma moo taxit Njaasaan day mer nan ba futt ci loi bi nga xam ne moo doon criminaliser góor jigéen te nanguwul mu jàll ci assemblée nationale direct news ne ma Papa Mademba bi tey day ma nga ca campagne ba waxtu woowu libération yéene kaay ne ma scandale day la bàyyi Sénélec di campagne yi ab marché yaa ma neex la boo xam ni Sénélec ak société israélienne bii di Powcom ñoo def ab marché yaa ma neex ci fukk ak ñaari milliards yu toftal juróom-ñetti téeméeri millions ñoom ñaar nag ku nekk ne sa morom ne ca pat fukki fan ak ñeent ci weeru décembre 2021 ak tey la boobu déggoo am ci seenu biir ñu mel ni ku weñ loxo ARMP ak DCMP ngir duñ ca mën a àddu libération ne ma Sénélec écarté na Akilee jël société ba ko neex ndànk
lànk di jëflanteeg moom te kenn du ci mën dara Le Soleil yéene kaay ne tey laa leen di xamal sunu gaynde yi nga xam ne dernière minute daal la nu mën ngir mën a dugal but mën na amit ndam yéene kaay bi di Le Soleil ne mën nañ waajal seen diggante Guinée ndax coach Guinée ba moom ma ngi koy waaj Tribune Sport daal di may xamal ne tey laa lay xibaar nag la mujj li am ci biir tanière bi Alfred Gomis ak Mame Baba Thiam delsi nañu maître Augustin Senghor mi ngi dalal xel ci kaa Ismaïla Sarr ndax fii ak quart de finale ñi ngi koy xaarandi ngir mu bokkaat ci équipe bi lu ci mënti am sunu gaynde yi bu ñu fàtte ni ñun coupe bi la ñu bëgg yéen it bu leen fàtte ni coronavirus mi ngi ci réew mi te day faat yendu leen ak jàmm. l'évidence. waaw l'évidence laay tàmbale ak ci wàllug yéenekaay yi parce que tey ñu ngi wax ci wàllug violence mooy fitna bi nga xam ne juddu na ci élection yi ak campagne bi surtout parce que tàmbale nañ ko samedi bu bokk ci loo xam ne ni gis nañ ko te mu xaw a ñaaw Pape Diop moom di def lu ñu woowee caravane de la paix mooy fexe ba jàmm ñëw jàmm am ci wàllug élection yi waaye rawatina ci campagne bi moom nag porte-parole xalifa Layen yi moom moo ko dalal ni ki démb moom Pape Diop ci yooyu lay jamono nag mu am loo xamee ni lu ñuy ñaawlu lu am fële ca Dagana barbarie yi la ñu wax ak gangsterisme mbirum gangster mbirum wëyu moom moo fa am nee nañu Omar Sarr ak ay nitam ay ñoñam ñoom lañ dut baaraam tuuma foofee ca Dagana Omar Sarr nag ñuy fàttali ñaar fukki at ak juróom benn nekk na ko maire ma ngay xëccowaat pour ñu joxaat ko ñaar fukki at ak juróom benn nekk na maire foofu ma nga fa nee na ñu joxaat ko après mu nekkaat am na ñoo xamee ni ci ba muy nekk maire ba mu koy tàmbali moom moo signé seen kii de naissance ni ñu koy waxee seen extrait de naissance extrait de naissance ba ñuy takk jabar boo leen jox certificat de mariage moom ca officier d'état civil ba ndeysaan moom moo leen am na ci ñoo xam ne am nañ ci tout tànk te tey ji ay candidat lañu parce que ne jàkkaarloo moom moo signé waat seen tamponné waat seen certificat bari na ci ay dëkk yu nga xam ne nii ñooy xëccoo am na beneen dëkk boo xam ne ki sant Lo waaw Lo Massa Ndaam nu ko waxatee waa jooju tamit ñaataat yàgg na fa de yàgg nañ fa mais itam loolu léegi bon loolu et puis doo rus léegi askan bi fekkee ñoom jàpp nañu ni moom moo war a toogaat xayru ñu xam ne c'est le choix des populations bu fekkee nag demeewul noonu mënoo leen a indil fitna xeer jaasi wala yat ba ñu votel la fële ca Mbour nag partisan wu maître Sall maître Tall la sax xam naa dañoo juum ak Sira Ndiaye ñoom nag ña ngay xeexoo comme ay ñu nekk ci langue politique bi ci wàll woowu tamit l'info moom dellu si na ci dimension bi nga xam ne xam nga dañ jàppoon ni nawetaan élection yi waaye dafa mel ni nurul nawetaan mbirum équipe nationale la mbirum footballu nu ñu koy woowee peut-être Ligue 1 la ndax Diouf Sarr moom ma ngay dal ci kaw opposition bi moom di ko delloo dal bi mu dal seen kaw Diouf Sarr waaw moom Abdoulaye Diouf Sarr bu may fàttali candidat la ci élection yi ci Dakar ne daal ni panique bi nga xam ne moom moo am ci ñuy jàkkaar lool ñoom dañoo dem ba xamatuñu fu ñuy teg seen tànk ña ngay defar ay affiche yi ngir teg ci photo wu leader nationaux yi te loolu bokkul ak askan wi li ñuy sàkku ci ñoom wala li ñuy xaar ci ñoom waaw nee nag dañu war a respecter population yi bàyyi leen ñu tànn kan la ñu bëgg mu doon seen maire wala président conseil départemental ak ñi nga xam ne ñoom ñoo war a jiite yenn ci ay communes wala ay villes waaye bu ñu jël mbir mi daal di ko yóbbu ci ay considération nationale di wax ci leneen loo xamee ni soxalul gox bi nga xamee ni moom ngay xëccoo Ousmane Sonko moom nee na daal ni ñi nga xamee ne dañoo jàpp ne ay élection locale la bu yaboo ñu xam ne demewu nii du ay élection locale waaw nee na dañu juum du ay élection locale ndax Macky Sall bu gañee maanaam kon Benno bu gañee waxuma deuxième waaye troisième quatrième nee na daal 10e mandat lay def rawatina 10e bu gañee lan bu gañee ci yenn localité yi locale waaw nee nag ni Kolda moom bu bëggee yóbbu Sonko palais de la République ren il faut ñu wane seen bopp waaw 2022 lañ ko war a def Doudou Wade moom nee na ni liggéey ak président Macky Sall ak gouvernement organisme d'État ak ministères yi loolee ñoom ñooy premier partenaire u ville de Dakar kon moom nee na bu jëlee ville de Dakar ñu fal ko comme maire dina liggéey ak Macky Sall dina liggéey ak gouvernement dina liggéey ak état bi ministères yi parce que moom en tant que maire de la ville bu falon premier partenaire am yi mooy justement gouvernement bi donc question inclusive waaw mënoo nekk maire capitale ba pare di xeex ak nguur gi fi ne parce que da ngeen war a échanger lépp ngir
ñi nga xam ne ñoom ñooy askan mais na fekk nguur gi fi nekk it bàyyi la nga liggéey. waaw loolu moom beneen loolu tamit il faut ñu bàyyi la tuuti nga liggéey boo nekkee maire nekk ci opposition bi wala foo manti nekk nañ la bàyyi nga liggéey parce que tam nag gox ba nga nekk du question de opposition wala coloration politique da ngay def ngir suqali gox ba. waaw loolu la mooy li mu fësal moom Doudou Wade. Doudou Wade daal si na ci yéenekaay bi di Tribune ndax nee na daal ni faw ñu def li ñu woowee réorganisation spatiale bu Dakar espace bi mu ngi fi mais faw ñu seet nu ñuy dindee lii teg ko fii jële lii fii yóbbu ko fële seet ba nga xamee ni Dakar dootul étouffé ni muy étouffé nii donc réorganisation spatiale boobu moom la Doudou Wade wax. Dakar dafa xat nag de. dellu si tamit na ci li nga xam ne moom mooy fitna bi Dakar Mbour Ziguinchor Kaolack ak feneen parce que 3 points de suspension la teg mu mel ni nag ay nervi yi dugg nañu ay nerve koo xamee ni boo ko nee na nga def sax mu xuloog yow. dóor waaye nag ay nit ñoo xam ne dañ leen di énervé finalement. parce que ñàkk programme rek. waaw donc xeer yi tàmbali na dóorante kurpañ dank kurpañ dóor sa morom. am na ñàkk programme rek. paaka yi ak jaas yi lu ci mel ni ay 37 ak yooyu génn. ñi nga xam ne nag ñoom ñoo bëgg jàmm am dañuy dugg ci li ñu woowee non violence. mooy acteur de bonne foi yi ni ko yéenekaay bi di xëy fësale Tribune tamit dellu si na ci drôle de campagne da ngay gis benn maire boo xam ne mosula toog ci Jakarta ñu jox ko mu ne damay dugg Jakarta di nga gis maire candidat bu jël Jakarta di nga gis candidat bu dugg ci Mayga di nga gis seen fi candidat buy saaf gerte seen fi candidat bu nga gis candidat bu fekk nit ñi di toog di attaaya sax mu ñëw toog nekk ci madame yi di jeex di jeexi am na di nga gis candidat yu nga xam ne nii dañuy dugg ci transport en commun yi bus yeex tata yeex clando yi ba nga gëjee transport en commun boobu bilaay ñëw fekk ci sama genre nga xam ne yoruñu oto di buuxanteex ñoom ci taxi yi xam nga ne loolu campagne rek moo ko mën moo tax it Tribune tuddee ko riir mooy maanaam reetaan jar na reekee ci biir yéenekaay bi parce que mu ngi ci yéenekaay bi di Tribune dellu si na ci mobilisation Dakar Plateau soo am nag moom daa dem ne jiix dugg ci kër wala fiefu Alioune Ndoye ba osé nag waaw moom mooy ministre dafa osé nag ak jigéen bu mën ko moom la wone nee na daal ni mais c'est bien amul sur le plan territorial fu ñu la mën a tere ci fa ngay xëccoo Dakar laa bokk. war am sens interdit mën naa dem fépp ci Dakar amul sens interdit. amul kii buntu kër diw la. Ziguinchor laa dëkk amul sens interdit foofu laay xëccoo damay dem ba ci sa buntu kër ne lay waaye sa waa kër sax mën na am. koo xamee ne man lay voter la preuve Bougane ngi nii moom day génne Dakar di dem. ñëw dugg na Tëngéej day dem Saint-Louis day dem fépp. fële. fan ci xëccoo noonu Mermoz Sacré. Mermoz yow si la dëkk moom chaque jour mu ngi Mermoz. voilà kon mu ngoog alors day wër de. Tribune dellu si na tamit si lu ñuy wax fan yi passé muy wàllu criminalisation maa ngi direct xeex ko Ndiassane may ziare waa Ndiassane yëpp ak lu Beyti Rasoul kunte yi nee nag ni dadul yoon ñuy rejeter proposition de loi bi nga xam ne ñenn ci ay député génne nañ ko ngir xeex li nga xam ne moom mooy homosexualité mu ngi ci xëtu njëkku yéenekaay bi di Tribune ñu wax ci leneen muy Les Échos moom it dellu si na ci Doudou Wade bi nga xam ne ni mu xoolee daal xar kanamu Dakar daal doyu ko neexu ko ne daal Dakar li ci gën a fës mooy ni dafa mujjee doon rendez-vous ñi ñuy woowee ay mendiants di maanaam yalwaankat yi ñoom ñoo fees Dakar képp fépp ngi la ñuy jógee ci Afrique nekk fii ci Dakar te loolu faw ñu xoolaat ko mooy li ñuy wax sànq nee na di ba fii ñi nga xam ne ñoom ñooy maire yi mal gouvernance la ñuy doon def ñu xam ko ñu bañ ko xam mal gouvernance la ñu doon def te ci maire yooyu am na ci kenn koo xamee ne moom xaw na ko diw bër bi tuuti waaye ba mu diw bër bi ba mu xaw a niit ba ñu jàpp ni noonu la mu jël kaani toftal ci ndax nee na Pape Diop mooy meilleur maire bu ñu mës a am waaye amul woon programme te loolu waroon na ko wax loolu la Doudou amul woon programme waaw nee na amul woon programme mooy meilleur maire loolu de lay la wax moom Doudou Wade source A moom dellu si ci ñeenteelu fanu campagne électorale Diouf Sarr dal ci kaw Yewwi Askan Wi Doudou Wade mobilisé na Pape Demba Bitèye moom génn na juróom-ñeent fukk ak ñaari engagement li nga xamee ni moom la fas yéene def ci fa li nga xamee ne moom mooy Kaolack bu ñu ko dénkee en tant que président conseil départemental Direct News tamit ci la dellu si ak conseil départemental boobu candidat Pape Mademba Bitèye moom génne li ñu woowee Kaolack émergent mu joxe li ñu woowee benn programme 1-9-92 benn programme juróom-ñeenti axe la ak juróom-ñeent fukk ak ñaar yoo xamee ni daal ay engagement la yoo xamee ni nee na daal fas naa yéene def ko te defin bu baax fële ca port autonome bu Dakar nag Aboubacar Sadikh Bèye moom ma ngay gën a soññ
ñi nga xam ne ñoom ñoo fay liggéey leneen fës ci yéenekaay yu bari tey muy lu soxal mbirub Mali ñu wax ci enquête yéenekaay bi di enquête moom lu mu fësal mooy lenn la embargo bi ñu def Mali guerre froide la indi président États-Unis Biden président bu Russie président bu France nga xam ne daanaka tudd nañ ko ci mbir mi ak président Xi Jinping bu Chine mu mel ni ñoom ñeent daal am na intérêt bu ñu am ci Mali nga xam ne Assimi Goïta moo ko jiite France Union européenne États-Unis ñoom nee nañu d'accord nañu ci embargo bi li CEDEAO ak UEMOA def ñoom dañ ciy ànd. xam nga lii tam mooy ñu lay tam dëmm ñu fekk la ngay seccoo. yee li liir. wax tamit yow ñu ngi wax naan y a une mémise de l'Occident léegi ñoom ñooy confirmer di rafetlu sanction yi nga xam ne ñu ngi koy teg ci kaw Mali. am na beneen yéenekaay bu ko gën a fësal sax. ci lu soxal waa ji di mooy le jeune là Macron xam nga. du Macron waaw te mooy est-ce que du seen jëwriñ. am na ku fi wax ci président africain yi ne non Macron c'est un ami ñu génneel ko beneen vidéo Macron naan j'ai pas d'amis. président Afrique la nag. VAR waaw en tout cas VAR la léegi Russie ak Chine ñoom nee nañu d'accord ñu moo waral sax ñu bloqué li ñuy woowee résolution bu conseil de sécurité bu Nations Unies. xam nga dafa am nag benn groupe bu ñuy woowee Wagner ay russe la ñu ay mercenaires la ñu doon ay nit ñu xarala ci wàllu xeex yore seen matériel ñoom daanaka jàpp nañu ñoom ñoo xaw a jàppale kii di Assimi Goïta ba ci xeex bi muy xeex li terrorisme ñoom nag groupe Wagner boobu moom mooy coow li nag bu dee waxante dëgg ñoom ñëpp seen coow yëpp mooy groupe Wagner te Wagner ci Russie la bokk colonel Assimi Goïta nag nee na maliens yi na ñëpp toog taxaw jatu ni socca doon benn say ajuma gannaaw adresse à la nation bu mu fas yéene def ngir fësal di ñoom d'accord ñu ci yooyu les sanctions jóge ci ñi nga xam ne ñoom ñooy waa UEMOA ak ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu mbokk yu CEDEAO mooy président yi Dakar Times ci la dellu si sax ndax Moscou nee na daal moom du ànd ak Paris ci ñoom li ñu bëgg ci lu soxal mbirub Assimi Goïta ak Mali te du ci ànd tamit ak CEDEAO gouvernement bu Algérie nag moom am na lu mu proposé nee na faw transition am naam 5 ans ngeen wax waaye bu doon sama sago man Algérie da ngeen koy def 1 an ñu xool nu ñuy defaree ba nga xam ne Mali dina dellu si fi mu nekkoon conseil sécurité yi ci Mali wax na ci waaye dañoo tëj seeni frontières aérienne maritime terrestre mais du ñëpp parce que tey boo bëggee dem Mali da ngay jaar Mauritanie ndax tëjul frontière am ak Mali boo bëggee dem Mali mën ngaa jaaree Algérie ndax tëjul frontière am ak Mali boo bëggee dem Mali mën ngaa jaar Guinée parce que président wu Guinée ak seen gouvernement sax tëjul ko donte tamit putschiste la parce que dafa jëlee président moom noonu la ko jëlee nee na tëjuma ko parce que ba ñuy waxtaanee fële ca CEDEAO ak UEMOA boolewuñu ma ci moom tëjul ay frontière am ak ki nga xam ne moom mooy réew Mali donc loolu la yéenekaay boobu xëy fësal ñu ngi wax sànq ci lu soxal mbirub Macron parce que Vox Populi moom ci la dellu si nee na bi ñu génnee mesure CEDEAO ak UEMOA moom tàccu la def moom Macron tàccu mel ni kuy mélastiku sax moom Macron bu dee dañuy jël tubaab bi savouré mélastiku mu neex lool si gémmiñ nga taxamtiku mais lañu donc tey nee na Macron ma ngay taxamtiku dal bi ñu dal ci kaw Assimi Goïta ak compagnie donc ci kaw Mali muy sanction ndax kàddoom moom bi mu koy yëkkatee démb mooy sanction inédite lu musul am te loolu day wane ni ñoom condamné nañu profondément li ñu woowee ay dérives ou junte militaire pourtant Macron mi moo bëggoon a seeti Assimi Goïta gannaaw gi mu ne ko Covid bee tax mënumaa ñëw donc décision honteuse la maanaam loo xamee ni ruslu na gàcceel na te bon na loolu kaddu yu tukkee ci Demba Moussa Dembélé mi nga xam ne nag moom daanaka bu doon tribunal dafa jël président au CEDEAO ñoom ñëpp teg leen au banc des accusés def li nga xam ne moom mooy seen procès ni ko yéenekaay bi di Vox Populi xëyee fësal Mansour ak Segul est-ce que xam naa léegi mu yegg si waaw léegi critique le député du peuple nee na ci mbirum incohérence yoo xamee ni daal mbiri amul bopp amul genn ba pare amul luñ ko mën a toftal ne ni lii baax na wala baaxul muy Dakar nag laaj bi mooy ndax dafa indi veto ndax moom d'accordul ci yeneen chef d'État yi lu ñu def ndax warul ci bañ a d'accord sax ndax tey boo xoolee ci wàllu koom ak ci wàllu cohérence ci démarche di maanaam loo xamee ne dafay doon toftalu benn nga teg ñaar CEDEAO amoon na yeneen i pexe ngir mën a fexe ba ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Mali surtout junte bi militaire yi
dellu ginnaaw ci seen bébét boobu nga xamee ne mooy def transition 5 ans waaye chef d'état bu Sénégal nga xamee ni leadership am di taxawaayam ci wàllu sous région bi ñëpp ràññee nañ ko ci moom yéenekaay bi di critique dafa jàpp ni waroon na te war naa mën a teg ci loxoom seet nu muy fexe ba am solution boo xam ne ci moom lay tukkee ndax dafa am lu bari loo xam ne ci diggante Sénégal la ak Mali peut-être lu seen diggante mën na bañ a doon diggante Mali ak beneen réew Alioune Tine nag moom nee na daal ni faw dialogue am waxtaan dong moom moo mën a indi saafara ci wàllu woowu ni ko yéenekaay bi di waxee Walf Quotidien sax nee na ni ñu ngi wax ci wàllu jeexital sur le plan économique tey am na puisque embargo bi ñu def ci CEDEAO def ko CEDEAO ci Mali indi na jeexital ndax Sénégal déjà nee nañu am na ay njëkk yoo commencé yokku moom le député du peuple. ñu ngi ziar yéex nga ñëw de. Assimi Goïta mu ngi nii waaw. El Hadj xam nga. Jóoba jubba. ci wàll bi tey. naan ndekki bee tee woon. dëgër bopp Goïta. dëgër bopp kan. Goïta. dëgër boppam. day nuru xeetu xaru. ñaani bañ naa la quoi moom. moom la wax beneen bi mu ne 300 000 francs la ñu doon jëndee nag bu jóge Mali léegi yokk nañ ci fukki junni muy 350 000 ñu ne kon mbir yi tàmbali na di yokku ndax tëj bi ñu tëj frontière bi Mali ak ci Sénégal. non fi muy gën a méttee que Mali. parce que ñoo ëpp lu ñuy jëfalante. ci wàllu jënd ndax jaay. am na sa déem sax di ngeen ko bëgg a jënd léegi njëg lu yokku sa déemu Mali di ngeen ko bëgg a jënd njëg lu yokku. suñu njiit yi. souvent nag parce que intérêt Nigéria ci Mali bokkut ak intérêt Sénégal ci Mali intérêt Ghana ci Mali bokkuñu intérêt Guinée ci Mali bokkuñu. intérêt Mauritanie ci Mali bokkuñu. pour dëggal li nga wax le témoin li mu wax mooy tëj bi ñu tëj frontière ak Mali tey désastre économique la pour Sénégal. ndax la volume d'échange yi maanaam jëflante diggante Mali ak Sénégal. toll na ci ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeenti milliards ci suñu koppar at bu jot diggante Sénégal ak Mali kese. bokkul boolewuñu ci lu ñu woowee ay transactions informelles di maanaam comme yónnee li ñu woowee ay transfert d'argent ci ak fële yenn chauffeurs yi léegi nag pertes yi nga xamee ne nag dañu ko am ndax décision wu CEDEAO bi ci quarantaine wala tëj bi ñu tëj réew moomu di Mali loolu la yéenekaay bi di la témoin xëy fësal tey mais nag mu am benn éditorial bind bu mu bind te ku ko xam-xam ne ñaw ci bind muy Mamadou Omar Ndiaye lan la ko woowee valet de Macron n'étouffez pas le Mali loolu mooy ci kàllaamay wolof yéen suqi Macron yi yéen suqi Macron yi bu leen dem ba xoj Mali suqi yi nag ñan la liñ naan kii sa sans morgue sa mouche ci biir gis boppam jëlal waaw mooy picc ndo bi nag ramatu da ci naawandoo daanaka day naawe waaye xaj na ci biir laafu ndóbin lu am solo la ci bind moom Mamadou Omar Ndiaye ci témoin quotidien yaakaar naa ma mbay mën nañ ko fi yemale ba wala ñu cay bëgg a toftal leneen. Sénégal la bokk. Abonnez-vous sur votre chaîne Sénégal la bokk et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. Sénégal la bokk, la chaîne des grandes valeurs.